siiw du jàmmi boom maa ci xam dara lépp lu yëngu yow la ñoo. bu ñu génnee ci dañuy xesse ba tey sax ci vidéo yi balaa maa jàll ci beneen pàcc gis nañ temps yi la sa ginnaaw kii di Tange mu ngi doon àndal Mo Gates ba sax yor communication am ñu gis Mo Gates ne jot nañ ko tudd ci wàllum benn célébrité wala mbokk benn nit kuy faral def ay vidéo di exposer yenn vidéo yi muy Adamo jot na see jote ak Mo Gates ba ñu porté ko plainte yóbbu affaire yi fële ca barreau de Paris est-ce que mën nga ñu si indil ay leeral. Bon, li ma ci mën a indi Mo Gates c'est un Sénégalais qui vit aux États-Unis yàlla dogal ñu xamante par mes expériences par samay qualité par mu gis ni que li ma liggéey ci réseaux sociaux li ma liggéey ci ay artistes ku ci mel ni Youssou Ndour ku ci mel ni Pape Diouf Wally Seck ku ci mel ni Viviane ku ci mel ni Coumba Gawlo Seck ku ci mel ni Baba Maal je peux en citer d'autres mu am communication bu mu soxla mu gis ni que man kat communication bu soxla ak visibilité boobu xëy na Tange doy na ma ci. donc ci loolu la ma contacté ñu toog waxtaan ci comme ni ma ko waxee Tange est un Sénégalais président directeur d'une entreprise de marketing de communication et relations publiques qui est TGK Communication en même temps éditeur d'un site qui est VIPpeople.net ci loolu la ñu xamante ñu signé contrat. convention yu leer nañ ma conseillé ko xamal ni ko soo bëggee liggéey nii ak nii la te yemalewu ma ko sama bopp aussi bi ma ñëwee dama ko jël ubbil ko ndaxte Seneweb bi yaakaar naa ne laa njëkk a signé convention bi mu waxee dama ko ne le numéro 1 des sites au Sénégal c'est Seneweb su doon sama sago dañuy dem signé benn convention ak Seneweb lépp loo xamante ni def nañ ko mu jëm ci wàllu institutionnel ñu jox ko Seneweb mu défilé ko te fii laa njëkk ñëw gis sama grand frère Salam en ce moment mi ngi nekkoon Washington j'étais à New York je l'ai appelé mu ne ma maa ngi Paris bu mu jógee Paris ma ñëw Sénégal ñu waxtaan rédiger suñu contrat signé ko il m'a mis en rapport avec Abdourahmane Diouf ñu ciy liggéey noonu laa ko defee ak Leral.net avec Dame Dieng noonu laa ko defee avec d'autres sites yoo xamante ni aujourd'hui ñi ngi fii au niveau du Sénégal ñoo xamante ni mën nañu porter combat bi man sama liggéey ak Mo Gates je crois que ci wàllu institutionnel la sukkandiku communication institutionnelle loo xamante ni jëmle na réew mi kanam jëmle na ko kanam par rapport à des projets tey nag su ma déggee ne am na keneen koo xamante ni seq na moom dem nañu ci wàllu avocat loolu moom c'est pas mon domaine. mais sa diggante Mo Gates ba tey jii nii est-ce que neex na parce que temps yi lii maa ngi fort ci wewu bay nekk vos relations ne sont plus en odeur de sainteté comme avant. waaw mais mënuñu am relation business moo ñu boole ñi ngi liggéey ba tey jii ñi ngi liggéey te contrat moo ñu lié contrat banque ci sama loxo te yaakaar naa ni virement yeeg fay yeeg yëpp ci sama loxo lay jaar donc soo liggéey sa digganteeg Mo Gates nangam sàngam mooy li ma lay wax sànq gis nga dans la vie il y a des gens yoo xamante ni tey su doon seen sago Tange du liggéey ak Mo Gates. comme kan. bare na. tey am na ñoo xamante ni su doon seen sago Tange du liggéey ak Mo Gates parce que pour ñoom Tange warul dem fenn man Mo Gates mooy li ma waxoon j'ai pas cherché à le connaître il a cherché à venir vers moi il m'a exposé ñu ànd muy nit koo xamante ni aussi lenn laa ci xam ci moom lim ma woon loolu laay jugé leneen lu muy def sama yoon nekku ci c'est quelqu'un qui a des ambitions et je l'accompagne dans ses ambitions ba tey jii ñu ngi ci ambition am tey lu génnal Seneweb je crois que ci man la jaar Mo Gates n'a même pas de relation avec Seneweb amul kenn ku mu fi xam lu génn Leral ci man la jaar lu génn ci beneen site ci man la jaar donc quand on te dit que Tange ak Mo Gates ils n'ont pas quelque chose yaakaar naa ni koo amal ay bis bil je crois que bërki démb la ñu mujj wax. ma wala da nga bëgg a firnde. non baax na baax na xam nga Sénégal ay comme ay waxkat la ñu rek wala comme Sénégal ay waxkat la ñu rek. dans la vie moom comme ñi ngi Seneweb te lépp fii lay leeree j'espère que ay yoog Mo Gates xam koy amal bis bil dafay fekk ngeen seeq dara business dañu seeq man ak moom. d'accord des relations typiquement professionnelles. lii lan la. waaw dëgg la Mo Gates 1 waaw dëgg la moom. hier. waaw hier. allo Mo ça va naka mu lu bees. non bi c'est bon. waaw d'accord c'est bon. non comme da nga dégg. xam nga Sénégal gars yi ñu ngi koy wax moom nekk Tange mu toll nii toogatu fii. nekkatu fii yoratul communication Mo Gates. non c'est-à-dire xam man dafa am ñoo xamante ne dañ toppoon Mo Gates nekk suq man du ma. comme kan. man du ma tudd turu kenn man du ma suqal doomu aadama yàlla sàkkoogul mbindeef bi nekk ci kaw suuf nekk le plus grand milliardaire du monde Tange Tandian di la suq. déedéet déglu ma rek. yàlla sàkkoogul milliardaire bu gën a mag ci adduna bi Tange Tandian di la suq liggéey laay def nag képp ku ma soxla ci liggéey le plus grand milliardaire ba le plus pauvre au Sénégal su ma soxlaa ci liggéey ñi d'accord ci mu fay ma dama lay liggéeyal te liggéey boobu laa seq ak yow man nag bokkuma ci ñoo xamante ni da ngay topp nit di ko maral taatam di ko fompal daalam di wax ay wax di utiliser ay image am di ko collecter say image pour am tour man bokkuma ci ñooñu te amaana yàlla bi dara teewul leeral na lépp
ginnaaw bañ fa njëkkee dem ñu xam ne ni que événement mi ngi ñëwaat te sentir nañu Tange pour mu liggéey ci événement boobu ña fa nekkoon gas seen kàmb teg seen deal. mais ñan du ma tudd turu kenn mais boobu tuddul tur. du ma tudd am na ñu fa nekkoon ñoom Babacar Diaspora ñoo fa nekkoon. du ma tudd turu kenn ay ñoom Ndiolé ñoom Awa Balde. est-ce que ñooñu nga nekk instant bi di wax ne que ñoom ñoo bañ sa diggante du ma tudd turu kenn. pourtant Tange nag da ngaa mës a ñeme. déglu ma du ma tudd turu kenn bañ ma invité. au mois d'octobre ci Las Vegas Fashion Week. dem naa ñibbisi. ba ñu xamee le 19 janvier moo gee day def déclaration à New York xëy na dégg nañu ci weewu bay Tange la ñu bëgg mu porter communication bi neexu leen naka la ñuy def pour écarter Tange ak Mo Gates ils ont préparé leur sale deal. deal bi lan la woon exactement. c'était quoi dem gis benn nit woo ko jox ko numéro de téléphone 2STV parce que ce jour-là on devait faire un plateau à la 2STV am na ñu ko xamoon on a fait une bande annonce am na ñu ci waroon bokk. ba ma leen ne man kat bi ngeen ma waxee da ngeen doon ne woon Seneweb leeral Sénégo yow ñu di la comme chroniqueur mais comme gisuma Seneweb ci émission buy wax site internet gisuma Sénégo gisuma Dakar Actu gisuma leeral man je vais pas participer à ces genres d'émissions ba ñu xamee ni loolu am na ña ca nekkul woon ñu génnee leen ci parce que man nëbbatuuma ñi dem boole ma ñu ne naa woo Zeynab bu Séné bu leeral ma convaincre mu ñëw ñooñu bokkuñu ci woo nañu seen benn femme jox ko numéro téléphone ñu ne ko Tange su nekkee ci émission bi da ngay woote en direct nga ne Tange moo jël sama lii léegi su ko defee adduna bi dañ koy jiiñ suñu paree Mo Gates su lu bëgg a image am takk ci loolu léegi après ñun danañu wax ak Mo Gates suñu joxee xaalis pour ñu fay la ñu séddoo bañ ko defee ba pare nag yàlla moo leen weer ñoom ñu ko defoon foofu ci seen biir ci seen ay audio loolu moo tas ba ñëwaat ci man ndaxte bañ ko defee ñu bëri bëggoon nañu porte plainte man leen déedéet taalibe sëñ Saliou Mbacké la te dafa am kilifa lu ma wax mu ne ma lii ñu la tuumal nii xam na defoo ko booleel ñetti mercredi 2 heures du matin nga julli ñaari rakk nga ñaan yàlla mu àtte la ci jàmm ak salaam ñii balaa janvier yàlla àtte nañu balaa janvier laa la wax yàlla àtte nañu fii laa toog Sénégal Mo Gates woo ma Tange événement bi nangam sangam la ni yëg ni la tel jour nangam sangam samay billet bi ma nee def naa li may def ñëw ba pare ubbi yeneen bunt ana ñi ko doon def ana ñi ñu promettre woon yéen ay dem Tange tu dem demuñu li yàlla bind sama jéeb yi doomu aadama mënu ci dara mais baal naa leen ci xol bu sedd guy xam nga ki la njëkk a yeew mënoo ko jëw ba may dugg ci showbiz dugguñu ci showbiz ba may dugg ci people dugguñu ci people boobu ñu ngi woon ay commercial ci ay atelier couture ak yooyu ma grimpé nag defal leen teraanga won leen yoon xëcc leen lu baax lu ma gis ma jox leen ko mooy li ñuy wax rek paaka bi lay rey sa noonu la koy gas. Tange tontu woo ma kan ngay waxal. ñi ko def loolu laa bëgg a xam parce que boo mënee ñi ko def. dama ni waa xaar may ma ñëw xam nga déglu naa la man soo mënee ñi ko def dafay vaste si man ndax ku xam coowal Las Vegas bi xam ne tur yu bëri génn nañ ci Babacar Diaspora bokk nañu si gën a fës keneen ki ci topp muy Awa Balde Viviane Chidid demoon na fa daal di gedd te sax bañ na ko ba information boobu su ma juumul VIP people moom moo ko joxe en premier lieu ki nga xamante ne mooy Ndiolé Tall itam moo ngi woon foofu noonu ca Las Vegas kon Tange ñen ñoo ko doon gasal kàmb ñen ñoo bëggoon dox ci diggante Mo Gates ba tax ñu daal di mën a indi toute cette histoire là autour de bijoux en or man dama bëgg nga wax ma tur ñu daal di toj jax bi match bi tas. xam nga àdduna dama lay wax ñaar moo nekk ci àdduna. Tange bu mu juddoo ba tey ci combat la nekk man bi ma juddoo ba tey jii ci combat la nekk j'ai été indépendant à l'âge de 13 ans. 13 ans laa commencé di taabal di dóoral sama bopp ba taxaw fii ma taxaw nii tey lépp lu ma am ci àdduna ginnaaw yàlla ak yonent bi sama ñaanu waajur dama koo ñàkk mosuma tàllal loxo nit jox ma ñaar dërëm. lu ma la defal nag may fay lu ma la may man maa la ko may kon ñi ma doon kàmbal ak ñi mu kàmbalul woon ay nit lañu. waaw mënuñu nekk déggu ma rek ay nit lañu. je dérange. li ma leen di déranger noonu lay déranger ñeneen feneen ak feneen balaa Mo Gates je dérangeais beaucoup de gens avant événement boobu di am ci Mo Gates fii Sénégal bi damay toog dégg lu nekk gis lu nekk loo xam te ne man ak nit ñi ñoo koy yëgandoo on l'a toujours créé parce que Tange dérange tur bi nag defuma ko yàlla moo ko jël. teg ko ci àdduna te su ko neexee rocc da koy rocc tur boobu moo leen di déranger c'est des gens méchants c'est des gens aigris c'est des gens yoo xamante ni ils sont des hypocrites maa ngi ñaan yàlla soppi seen jikko teg leen ci yoonu dëgg defal leen li gën ci ñoom les gens qui m'aiment ils m'aiment toujours les gens qui me respectent ils me respectent toujours les gens qui savent mes valeurs ils le seront toujours et je leur serai toujours reconnaissant
man nag kontaanuma man balaa ma doon kontaan nga ne ma Maria diw ak diw ñoo nekk derrière ce deal derrière ce problème là bu ko defee affaire yi daal di leer mais boo ma nee nit dafay vague te ñun ñi nga xamante ne dañ koy seetaan wala ñu fekkee coow loolu dañuy mujjee réer waaye. sama papa Youssou Ndour dafa am wax bu ma waxoon. mu ne ma Tange ma ne ko naam mu ne ma am naa télé am naa rajo am naa journal chaque jour ñu waxal ma chaque jour ñu attaqué ma su ma neexoon ñu tontu nee na man mi siiw soo làqatoo ci man pour am tur su ma tontoo kon yow da ngay am tur. ñooñu nag xamul tax du ma tudd tur parce que du ma tudd seen tur suba ñiy bind seen tur li bindaale sama tur ma leen di may buzz li yàlla def na ko ndaxte tey ba ngay invité Tange nga woo yow tuddee xam nga ñooñu woo leen man xaw ma leen. l'importance lu waay ren di sa loxo lay naaj te lu waay di man kàmbal yàlla daf ma koy woon diggu ba cëg ndaal kàmm te émission boobu ba ma cay dem xamoon naa ni loolu da cay am ndaxte réunion nañ ko ba mu génn dem naa bay dem émission wool Bijou ma wax ak nit mu woo ma ne ma bul dem. Bijou wax ma ne ko man xam naa ne émission 22h ma ne ko commencé leen na émission buy commencé 22h maa ngi toog sama biir salon Bijou di insister ma ne ko non commencé leen maa ngi ñëw ma ne non temps soo ñëwul li ñu def plateau bi ndaxte yaay kan ma ne garaawul naa gëm a dem mais jour boobu xamoon naa lay xew ci émission bi ndaxte réunion nañ ko te yàlla su la naree weer ba ñu paree émission bi ñoom ñu boole coup boobu ñoom ñett dañu boole benn appel groupé par WhatsApp ñu juum woowaale ma ci ma coupé leen te ba ñu xëyee ñoom ñooñu ñoo am numéro femme bi ñoom ñoo interviewé femme bi ci Sénégal et ce sont des gens yoo xamante ne tey ginnaaw yàlla fu ñu egg ak lu ñu am ci man la jaar yàlla na ma yàlla fay sama xol bu rafet. Diaspora 221 ngay waxal. xaw ma man de waxuma ak ma Samba waxuma ak ma Demba nee naa daal ñi kàmboon kàmb boobu def ko yàlla att na ma ak ñoom. kon daal mbirum or boobu noonu c'était juste un coup monté. Arrêtez quand même. Tange Non mais arrêtez quand même. Il faut arrêter quand même. Il y a certaines choses yoo xamante ne mais vous qui avez écouté la femme vous savez que li mu wax tegul fenn il y a combien de versions il faut qu'on arrête arrêtons quand même et soyons matures man dama judd démb tey soog a ñëw man dama judd ci ay millions famille Saraxule laa juddoo nekk 10 ans di gis ay millions ñuy cuub alal bi di dugg ne gaañ wurus ak ngoor suñu famille la fekk baax la nga koy wax ku ko yëg ak ki ko tal ku soxla loolu la nga ko koy wax ki ko tal yaakaar naa ni ku yor loolu doo toog fii sa yaay ñuy hypothèque këram nga war ko fay te doo ko fay ku yor valeur boobu sa yaay du nekk Gueule Tapée bi ñu hypothèque seen kër nga war ko fay te doo ko fay sa yaay du tëdd camp pénal ñaata yoon yaayam tëdd na camp pénal xale bu jigéen bi. yaayam tëdd na camp pénal ñetti yoon demal nga defi archive xale yu jigéen yi doon jaay Arabie Saoudite moom moo leen doon jaay. ah bon papaam chauffeur Idrissa Seck la woon moo ko njëkk a yóbbu Arabie Saoudite li ñu xam dafa bëri de. ñun li ñu xam dafa bëri mais bàyyi ñuy noppi rek. lu ñu leen may buzz. mbojo mbojo yi amuñu seen jot. siiw du jàmmi boom maa ci xam dara lépp lu